asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yu télévision Futurs Médias ñuy am mbégte di leen dalal ci xibaari guddi gi. marax yi aju ci màggal gi ak la ca gën a fës accident yi ñu nemmeeku biñ ko limee mi ngi toll ci juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar ci yooyu accident juróomi bakkan rot na ci ñetti téeméer ak fanweer ak juróom-benn muccees na ci dinañ ci dugg ci biir xibaar yi. beneen ponk bu ñu fas yéene faram-fàccee mu ñàkkum ndox mi ci dëkk bi daayira bi ñu duppee Al Mahrousa la mu jàpp rek mooy dafa gis ne ak càggante ak daal seetaan dafa am ci mbir moomile ñoom it di ngeen leen dégg ñu àddu ci biir xibaar yi. bu sobaali la Mouridiya au féminin téere bu nu xaatim ci ndorteel atum 2021 la woon soxna si di Bintu Amar bokk ak beneen naataangoom ñu bind ko ñu dellu siwaat itam ci soxna yi nga xam ne ci yoonu murit royukaay lañ ci dinañ ci dellu siwaat moom it ci biir xabaar yi. lu jëm ci la Joola xam ngeen ne ëllëg ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru sàttumbar dañuy fàttaliku xew-xew bu tiis boobee ñu ne ñetti téeméeri jirim ak juróom-ñaar fukk ak benn batalo Joola boobee jox nañ leen seen ak seen yelle fi mu ne nii bokk nañu ci ñi ñuy woowee doomi nguur ak Sénégal lu ci mën a am di ngeen leen dégg ci biir xibaar yi. sunu gan Mokhtar Sarr la moom nag mooy secrétaire général regroupement des hommes d'affaires mourides. jaajëfal leen mbokk téléspectateurs yu télévision Futurs Médias ñuy àddoo fi ci Touba Mbacké ëllëg xam ngeen ne dibéer yemoo ak bés bu màgg bi di màggal ak Touba ñu doore xibaar yi ak li nga xam ne mooy accident yi bi nu xaymaa lépp ne ñu daal juróomi bakkan mujjee nañu rot ba noppi itam mi ngi tukkee ci juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar ci ay accident ñetti téeméer ak fanweer ak juróom-benn ñoom mucc nañ ci yooyu les accident am na ci itam yeneen yu nu nemmeeku yoo xam ne sunu takk der yooyu liggéey nañ ci lu jëm ci ay loraange yoo xam ne daal def nañ ca seen kem kattan daañ ci dellusiwaat ci biir xibaar yi ca na mu gën a yaatoo. ñu des ba tey ci xibaar yi guddi gi wax itam ci gendarmerie mi nga xam ne taxaw na def taxaw seetlu ci liggéeyu màggal gi ñu ne ay bés a ngi nii ñu ñëw ci dëkk bu sell bi di fi amal nag ay mbir yu am solo. colonel Cheikh Sarr commandant bu légion centre ouest gendarmerie nationale la ñuy teewlu ay kàddoom. ren nag màggal gi dafa tombé ci période bu particulière muy mbas mi ak taw bi hivernage bi nga xam ne dañoo nekk ci digg taw moo tax ren gendarmerie teel a commencé liggéeyam ànd ak police di def ay opération combinée depuis war na toll ci weer nga xam ne roq-roqaat yeeg yëpp dugg nañ ci Touba pour jële fi samba boy yi moo tax ci ñaar fukki fan ak ñaar ci weer wi ci septembre bi gendarmerie déployé na moyens yu am solo ci ay nit def nañ fi ñaari junniy nit yu manqué ñetti téeméer téeméeri oto ak fukk ak juróom-ñaar fukk moto ak juróom ak ay fafal naaw yi ñuy wax drone ñoo xam ne moo ñuy wax fan la circulation bi tage mu ñu koy won direct fii ci ñu nekk ci Touba ci quartier Thiawène li may def fii ci liggéey nag sama nattangoo yeneen légion yi moom la ñuy def muy Dakar pour permettre waa Dakar ñëw waa Ndar ak waa Kaolack ak waa légion Est nga nekk nga xam féete fële ca wàllu Tamba amoon gan muy général de division Moussa Fall mi nga xam ne tey moo ŋànk bopp gendarmerie ñëwoon fii ñu nekk ci Thiawène ci Touba xool ni ñu toogee xool fu ñu toll ci liggéey bi xool directive yi ñu joxoon avant màggal gi est-ce que ñi ngi koy saytu di ko doxe mu jubbante lii rëqoon biñ ci jógee ñu ànd ñun ñëpp def délégation mu seeti woon xalif général des Mourides ak porte-parole doon sàkku seen ñaan ak ndimbal ba noppi joxe wàllam ci màggal gi pour que màggal gi commencé ci bisimilahi rahmaani rahim jeex ci alhamdulilah.
aywa ñu wéyal xibaar yi wax itam ci leneen muy daayira bi nu dippee Al Mahrousa ñoom nag ñàkkum ndox mi ñu nemmeeku ci dëkk bi ñaawlu nañ ko ba noppi itam dañoo gis ne kilifa yi ñi ko waroon a liggéey daal dañ caa am ak càggante Mokhtar Gaye mooy coordonnateur boobile daayira ay kàddoom dañ ci ànd ak Pafaxa ñi nga ak Mbaye Diouf ñoo ko taataan ngir yéen. leen waxoon daaw nag ba ren ni màggal yi ñëwee point yooyu amu ci benn buñ defar muy ay tuyaux yuñ bosone muy ay tuyaux yu tëdd te amul ndox ay tuyaux yoo xam ne tëral nañ ko suul ko te kenn raccordé wu ko ay forage yoo xam ni seen château d'eau yi baaxul ay wan départ yoo xam ne dañuy paan loolu yëpp nag biñ ko sentiree ñu tàmbali cee liggéey di leen ko wax ñoom waa OFOR gëmuñ ñu waa Hydraulique gëmuñ ñu waa Maou Rahmati gëmuñ ñu mujj ñu def sax ay noon ak ennemi gannaaw bi lañu sous-préfet woo ñun ni ñu li ngeen wax dama ko bëgg a vérifier ñu wàcc terrain bi wan leen li ma wax fii ci jumaa ji tiwo bu ñu bosone ay tiwo li ma wax léegi rek ay tiwo yu bari bari loo xam ne ay tiwo ci dëkk bi yoo xam ne amuñ ndox dégg nañ nag barki démb waa OFOR ñuy wax ni wala démb ñu wax ne dëkk bi ndox mi xëy na jege nañ sax macha allah ñu bari dinañ mën a am waaye dëkk bi amul sax 10% yu jot ci ndox mi loolu moo am ku amul bassin boo mag am réservoir boo xam ci ngay denc ndox am pompe di ñor di ndox mi amoo ndox quartier yëpp nag benn quartier boo xam ne quartier lëmb la bu am ndox amul waaye ñi yore camion yi ñu ngi ci biir terrain bi di jaayaat askan wi ndox mi camion 50 000 camion 40 000 francs te loolu am nay preuve yoo xam ne ñun am nañ ko gis nañ lépp Maou Rahmati ay otoom ñu ngi ci terrain bi war a mayee ndox mi di jaay ndox mi encore. aywa bu nu jógee ci ñàkkum ndox moom mi leen ñu waxi ci wàllu wér-gu-yaram ak professeur Daouda Ndiaye mi ne bu fekkee ni taalibe yi aw nañ ci doxalin wi nga xam ne Serigne Mountakha Mbacké Bassirou taxawal na ko mbas mi du law moom professeur Daouda Ndiaye ñëwoon nag ci ndigalul xalif général des Mourides ngir rek taxawal infirmerie ci jumaa ju mag yi ñu teewlu borom xam-xam bi de kaddu yi ki ko taataan Mbaye Diouf la ak Pape Fara Ngingue. mbas bi mooy wax ne li sëñ bu ku tedd ki wax rek sëñ Mountakha sëñ Ahmadou Bamba moom ci moom boo ko gisee ne leen takk leen masque yi raxas leen seen loxo yi donc loolu la ñuy digle te moom boo xoolee moom moo bokkoon na ci ñoo xam ne ñoo nekkoon ci kanam ci xeex bi lutte communautaire bi tey liñ ko mën a jàppalee mooy li mu digaale mooy ñu def ko boo xoolee lu mel ni Europe ak bëri stade yu bëri ubbi nañ ko parce que nit ñaa ngi commencé léegi di ci dem mais li tax loolu di mën a sotti mooy nit ñaa ngi respecté seen kii ministère indi nañ fi ay vaccin ñi fi nekk également te vacciné wuñu wala ñu gën a complété dañuy fexe ba fu vaccin yi nekk ñoom ñu dem ñàkku ji ñu jotoon ndigalu nag sëñ Touba sëñ Mountakha pour que barabu fajukaay bi nekk ci biir jumaa ju mag ji ñu équipé ko def ci lépp lu jumtukaay yi mooy équipement yeeg mooy lal yeeg mooy fu docteur yi di fajo fu ñuy xoolee malade ya mooy liñ leen di yëkkatee liñ leen di jëlee liñ leen di lépp lu malade di soxla ba ci garab ya ak lu ñuy soxla docteur soxla ba ci liy opéré yu ndaw yi indi nañ ko comme ni ko xalif bi waxoon pour que léegi à partir de maintenant képp ku amati jolof tolof ci biir mosquée bi ci biir jumaa ja bu la ñu jëw si julli si di ziar si bu amee tolof tolof danañ la jël docteur yi nekk foofu dinañ la faj def lépp lu ñu soxla li nga soxla avant ñu la yóbbu ci biir fajukaay yu mag bi. aywa ñu wax ci leneen muy màggal gu jot dañuy nemmeeku ne tout tànk yi dañuy réer ba tax na Croix-Rouge ànd ak AMO di ci defal liggéey bu am solo gune yi di réer dañuy fexe ba ngindi leen ñu dellu ca seen ak njaboot Pafara ñi ngi dañuy desal ak Mbaye Diouf. lu tolloog ñeenti téeméer ci gone yuy réer at bu ne ci màggal Touba jotee Croix-Rouge ak AMO daal di daje nag ngir fexe nu ñu dayalee gone yooyu fexe tamit ba delloo leen seen njaboot. waaw suñu mission nag dafa tënku ci ñetti yëf benn bi mooy dañuy ñëw parce que Croix-Rouge yàgg na ñëw ci màggal gi mu bokk ci suñu mission mooy li ñu tuddee RLF mooy xale yi nga xam ne dañoo réer ak sa taxali ko ak seen i waajur ci biir màggal gi ñu mën a fexe ba jokkalante ak seen i waajur ba ñoom ñu mën a xam fan la seen xale yi nekk mais wan leen ne xale yi ñi ngi ci jàmm ñi ngi ci sécurité ñi ngi ci climat parce que fii buñ leen fi indee dañ leen di boole rek lépp day mel ni ñëwee seen biir njaboot parce que bëgguñu xale bi aussi sentir ni nekkulaat ci famille donc loolu lu ñu bëgg a indiwaat. chaque màggal en général dinañ tourner jusqu'à 350 environ ba 400 dañ koy am ci ay xale yoo xam ne dañoo réer mais nag yàlla dinañu dimbali aussi tamit ba xale yooyu yëpp bu ñuy jógee fii dina fekk ñu ci bari boog delloo nañ leen seen i waajur bu amee ñoo xam ne des nañ suñu loxo ñun am nañ ay centre OGM bi ñu mën a yóbbu continuer liggéey bi bu mën a gis seen waajur mën leen a delloo. yenn saay ñenn ci gone yi dañuy soxla prise en charge médicale bu am solo tamit lu jëm ci wàllu psychologie. léeg-léeg xale bi ñëw nag sonn trop bu sonnee nag ñun aussi Croix-Rouge am nañ lu ñu tuddee suñu couverture sanitaire mais teewul am na yeneen point de
médicaux yi nga xam ni ñoo ngi wër biir Touba su fekkee nañ suñu équipe dañuy sori mën nañ dem ci ñooñu pour que xale boobu ñu mën ko jël en charge rapidement pour vraiment mën ko soulager parce que xëy na sonn na trop. ci biir tànt bii nag ñetti registre lañ fa teg ngir fexe ba mun leen a bind xam bu baax ku ne fan nga jógee ak fan lañ la yóbbu. bon registre yi dafa am benn boo xam ne dañ koy woowee déclaré mooy koo xam ne dafa ñëw di xool fii doomam mais gisu ko mu daal di ci bàyyi ay coordonnées ak turu xale bi pour au cas bu fi accès ñun ñu mën koo woo. am na ñoo xam ne dañoo égaré mooy ñi nga gis ñii moom dañu leen for indi leen fii donc seen i mbokk bu ñu ñëwee amaana gis leen fii donc ñu daal di leen def ci registre bi ñu naan remis maanaam seen mbokk ñëw nañ fii gis nañu leen donc ñu daal di leen jox ci ay base yu sûres. màggal gi at bi mu yemoo mbas mii ñuy wax coronavirus waaye lépp loo xam dinañ ko def ngir wattu ko nit ñi jël nañ ko te jiirub juróomi fan ngir fexe ba feebar bi du law fii ci dëkk bu sell bi. aywa ñu des ci xibaar yi ba tey wax itam ci leneen muy kuréel gi nu duppee tous solidaire pour Porokhane muy nag kuréel goo xam ne atum 2018 ba tey ñu ngi ko taxawal soxna Thiara Mbodj ak ña mu àndal ca boobile kuréel ne dañoo bëgg a tabax ay dortoir fu ñu duppee soxna Jaara yi te ñu nekk ca daara ja ca Porokhane di mën a fanaan ak noppalu liñ ko xayma ci koppar mi ngi toll ci ñetti téeméer ak fukk ak ñett dañ ciy teewlu soxna Thiara Mbodj nekkoon nga nuk yor-yoru màggal ci télévision Futurs Médias kaddu yi ki ko taataan di Mouhamadou Moustapha Ndiaye. bi donc mi ngi juddu en 2018 ñu tàmbale ci ndeyu daara ak baayu daara pour soxna jaara yi képp ku ne xam na ni liggéeyal yàlla ci lislaam dafa nekk liggéey bu am solo donc ndeyu daara ak baayu daara yi mooy yor côté dundal soxna jaara yi mu nekk loo xam ne dafa nekk propre à l'association waaye nag yamuñu foofu ndax dañuy acheminer ay matériel di yóbbu daara ja ay bagages yoo xam ne tey xale dañ koy soxla muy lépp lu jëm ci seen cetu yaram lépp lu jëm ci cetu daara ja lépp lu nga xam ne tey jii xale dañ koy soxla pour cadre de vie bi seen nekkin am solo non seulement loolu dañoo jëm ci beneen dañoo association bi dafa am ci yokkute ci wàllu wi nga xam ne tey jii moom mooy dëkkal soxna jaara yi ndax comme ni ko sunu sang bi di waxee ku dundal dëkkal boobu nag moom tey jii ci moom lu ñu gën a fas yéene yaatal di woo mbokk lu jullit yëpp ci li nga xam ne moom la ñu bëgg mooy tabaxal soxna jaara yi bâtiment boo xamee ni R+2 lay doon mën na jël lu tollook ñetti téeméeri soxna jaara ñi nga xamee ni tey jii nekk gu na ci dortoir yi nga xam ne ñoo fa jot a nekk ñooñu la ñu fas yéene dëkkal ñoom ñëpp waa 313 millions la nag moom lañ ko xaymaa muy lim bu am solo di ci woo ñëpp nag di ci woo képp ko nga xam ne rek yaa ngi wax ashhadu an laa ilaaha illallaah wa ashhadu anna di wax nag képp ku nga xam ne tamit fas yéene nga yaakaar nga yàlla yaakaar alxuraan nga ñoo ngi lay woo ci liggéey ndax liggéey bi dafa nekk liggéey boo xam ne liggéey bu am solo la. ñu wax itam ci beneen soxna Bintu Amar lay wuyoo moom ak naataangoom ñu xaatim benn téere dippee ko bu Sabali la Mouridia au féminin ci boobu le téere soxna si di dellu siwaat ci jaar-jaari soxna yoonu murit la ko tàmbalee ca ñu njëkk ña ñu ci mel ni soxna Fatia ak i rakkam ba sax na ak ñeneen ba tey ji ñoo xam ne ñoo fi nekk lañ ci jublu rek ne fexe wan àddina ne yoon wi ñu nekk muy yoonu mouridisme jigéen dafa mës a am taxawaay bu am solo dañ ci ànd ak Mamadou Moustapha Ndiaye ak Mbaye Diouf ci ay leeral. soxna Sidi Bintu Amar bokk na ci ñi xaatim téere bi ñu tippee soxna Bali taxawaayu soxna yi ci yoonu murit ci téere bi mënees na cee jàng jaar-jaari yenn jigéen ñi ak taxawaay bin amoon si yoon wi ku ci mel ne soxna Mariama Bousso soxna Fati Issa Diop ak soxna Ndey Seynabou Ndiaye ñu nekkoon ay jàmbaar yu yàgg fese l'islam fii ci Sénégal. ñoo marqué yoonu murit da di bi sëriñ bi wootee ni ko góor yàlla yi wuysee noonu tamit la ko soxna yi wuysee def si taxawaay bu am solo def si liggéey bu am solo li ma naan jumaa ji rek boo ko xoolee da ngay gis ne soxna yi dañ cee jëf barab boo romb fii biir Touba wala boo jógee sax beneen dëkk di ñëw Touba foo romb rek sa xel dem ci soxna yoonu murit boo rombee Ngaabu sa xel dafay dem ci soxna Mbenn Ngaabu liggéey bu màgg bu kay bi mu fa def boo rombee Xuru Mbàkke nga xool soxna Faatija Mbàkke mi taawu sëriñ bi
ni mu yeesalee barab yi ni mu ko defaraatee dekkilaat ko tey dama naan bu ñu jotee ci jazaawu shakoor bi nga xamante ni Serigne Moussa Ka moo ko bind c'est grâce à soxna Muslimatu Mbàkke ndax moo sàkku ci Serigne Moussa Ka mu bindal ñu jaar-jaaru Serigne bi ci diggante atum 1903 ba 1927 kon soxna yi sax dañ naan dekki sax di dundal taarix. Bintu Amar di xamle na ci téere bi jigéeni réew mi war nañoo roy ci ñoom ngir yoonu murit gën a jëm ca kanam. dafay ëmbaat di dekkilaat di dundalaat dund soxna yëpp. dafay doon ay modèles yoo xamante ni ay références yoo xamante ni génération bii tey nga xamante ni ñu ngi bëgg lu baax di sàkk lu baax mën a inspiré wu ci modèles yooyu nga xamante ni ñu ngi doon boole jaamu yàlla boole wut li yàlla ragal seen borom waaye nag boole ci di ñaq di jëriñu di sàkk lu lew jëriñ seen société nekk ay vrais citoyens nga xamante ni daal lépp lu islam sant jigéen rek ñoom matale nañ ko ci fànn yëpp. Bousso Bali la Mouridia au féminin mënees na cee jàng tamit gis-gis bi Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké amoon ci jigéen ñi ak taxawaay bi ñu war a am ci réew mi. laata ñuy dalal sunu invité ñu wax ci beneen ponk bu ñu leen junjoon di ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak benn jirim seeni wayjur moo xam ku jigéen wala ku góor danoo faatu ci batalo Joola ñu ne at yu yàgg ñu fàtte leen dugal nañ leen ci gune yi nga xam ne doomi réew mi la ñu leen jàppee xew-xew ba nga doon am ca Ziguinchor ca bët saalum réew mi ci teewaayu Boubacar Diassi. Procéder à la remise symbolique d'allocation aux orphelins du bateau du Joola non déclaré pupille de la nation. Comme vous le savez, à la suite de ce drame, l'État du Sénégal a pris d'importantes mesures en faveur des familles et des victimes avec des dispositions spéciales au profit des enfants. Et dans ce cadre, il a été institué le statut de pupille de la nation et à ce jour, 977 enfants ont été déclarés pupilles de la nation. Et parmi ces enfants, 720 sont des pupilles issus des orphelins du Joola. Maintenant, il y avait une partie qui n'avait pas bénéficié de ce statut. Et aujourd'hui, à la faveur de la directive de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, donc le gouvernement a pris toutes les dispositions et une enveloppe de 106 500 000 francs a été dégagée pour assurer la prise en charge financière de ces 371 pupilles orphelins du Joola qui n'étaient pas déclarés. ni ñu ko waxee woon ñu dalal suñu gan Mactar Sarr lay wuyoo di jiite Rijal Holding SAS sëñ Mactar Sarr ñu ngi lay jaajëfal ci teew bi nga teew ci suñu plateau. jërëjëf soxna si ñu ngi leen di sant bu baax a baax ci invitation. may fàttali également que yow yaay secrétaire général bu regroupement des hommes d'affaires mourides ñu fas yéene waxtaan ci réew mi dëkk bii di Touba ak tolluwaayam yaatu gi mu yaatu tax na ñenn sax ne statut bi question la bu ñu laaj ndax méngoo na ak fi nga xam ne toll na fi ci wàllum koom développement. waaw Touba doon na dëkk boo xam ni effectivement village la woon mu màgg bu gaaw. di dëkk boo xam ne diine tax ñu sos ko waaye defe naa ni màgg ni mu gaawee dem na ba tey jii am na dayo goo xam ne ci réew mi dayo gu am solo la laaj gi nag duñ ko laam-laamee ndax tey jii développement Touba méngoo na ak statut dëkk bi defe naa ni tontu gi daroon des na lu bari ndax lan la des na ndax Touba tey jii boo ko xaymaa rek ci li gën a li gën a sedd ci dundin te ñu ngi koy jànkantoo defe naa tudd ngeen ko sànq seen émission bi muy ci ndox ci wàllu assainissement si wàllu santé boo jëlee loolu rek boo xaymaa loolu rek ñi fii yeewoo bis mu ne nga xam ni kon wàllu infrastructure yooyu defe naa ne des na lu bëri naam am nay jéego yu ñu ci def waaye defe naa ne am na loo xam ni boo ko xaymaa rek xam ni am na ute diggante tolluwaayu dëkk bi ak développement économique bi lu jëm ci investissement yi nga xam ne nemmeeku nañ ko ay doomu dëkk bi di ko def wala sax ñu dul doomi dëkk mais nekk ay murit lan mooy pertinence yooyu investissement. waaw parce que développement boo gis état def ci am cër. waaye secteur privé tamit am ci cër. bu nu ñëwee rawatina ci dëkk bu mel ne Touba. borom dëkk bi di xalif général des mourides jiitu nga xamante ni moom léeg-léeg du xaar état. boobaa tamit dafay am solo secteur privé mouride mën a am taxawaay boo xam ni. day doon taxawaay bu am solo ci dëkk bi. kon investissement yoonu mouride boo jëlee lu mel ne Rijal Holding. dafay tey jii nekk loo xam ni dafay suqali taxawaay dëkk bi. ci koom. waaye tamit jàppale ñi nga xamante ni dañuy yeewoo
ci dëkk bi ci wàllu xëy ak ci wàllu am loo xam ne dañ koy suturla. leneen également loo xam ne nemmeeku nañ ko fi mooy secteur informel moo fi ëpp doole ndax yoon la. waaw loolu cosaan la ndax yoonu murit boo xoolee bi ñu jógee ci mbay mi daanaka informel bi jënd ak jaay. tukki moo daf ñu toppaale. bi mu toppee nag mu ñëw fekk si lu bari ci dëkk bi ba nga xamante ne boo xoolee comme ni nga ko junjee. secteur informel mais particulièrement ci commerce daf ci am solo lool. loolu ndax yoon la du yoon waaye defe naa ni xëy na tolluwaay dëkk bi laaj na leneen. laaj na leneen loo xam ne lu gën a nosu. loo xam ne gën a dëppoog ci li nga xamante ni moom mooy indi liggéey. gën a dëppoo ci li nga xamante ni dina permettre dëkk bi. nekk dëkk boo xam ne du yem rek ci importer ak jaay. waaye dina nekk loo xam ne dëkk boo xam ne ay am création industrielle am création économique ci lu bari. parallèlement sur le démographique ñu ngi koy wax c'est la deuxième ville ci Sénégal ñu gis également xalif bi sous le ndigal du xalif ñu fi taxawal université bu am solo boo xam ne am na doole université boobu nan la mën a indee coppite ci wàllu koom ci dëkk bi di Touba Mbacké. waaw université bi moom da doon loo xam ni boo ko xaymaa rek ci liggéey bi. nga xam ni 35 milliards. da doon 35 milliards yoo xam ni ñi koy liggéey. ñi ci ëpp daanaka ci dëkk bi lañ nekk wala bu ñu fi nekkul tamit danañ fi toog ab diir. defe naa ne boo xoolee écosystème foofu rek di nga xam ne lu bari ni projet bi boo ko xaymaa bu doon université chantier boo xam ne mën na dundal koom. waaye université jëmi boppam bu dee ba nga xamante ne noppi na ci kàttanu yàlla suñu borom ñu ngi koy ñaanal suñu Muntaxa mu ubbi ko. amiin élèves yu fay jàngee. étudiants yu fay dugg dafa génn personnel bi. dina créé waat beneen loo xam ni daanaka ci dundin. ci wàllu soxla ci wàllu lekk. ci wàllu dëkkuwaay lépp loo xam ni tey jii. dana màggalaat dëkk bi ci anam yu mu bëree donc da doon loo xam ni jàngale moo tax. diine lal ko nga xamante ni jàng moom sëñ bi da ko jox solo bu rëy. waaye ci biir nag ña fay nekk ak ña fay jàngee faaw ñu am lu bari loo xam ne mel ni COUD bi nekk Dakar. wala bi nekk université day am centre d'œuvre université loo xam ne nit ñi faaw ñu dund faaw ñu lekk. beneen muy nataal boo xam ne gis nañ ko daanaka ci taarixu màggal boo xoolee archives yi mu di jëm ci wàllum chemin de fer saxaar gi ndax jàppoon ni yoon la wala jot na mu dellu si waat li fi daje ci ay doomu aadama. waaw laaj yi moom dafay dëppoog loo xam ne ñu ngi ci. ndax yeesalaat raay bi njaareem ba Touba. boo ko dugalee ci plan état bi ndax état dafa lancé un plan ànd koog ministère secrétaire d'État aux eaux ferroviaires ak état yi nga xamante ni si loon dugg. pour yeesalaat ko ñaari at ñu ngi ci. ak Grand Train du Sénégal ànd ko chemin de fer du Sénégal ak ministère yi. kon yaakaar nañ li ngay laaj doon na loo xam ne murid yi bàyyi nañ ko xel. muy ndono loo xam ne sëñ Moustapha da ko bàyyee ak suñuy maam. ñu xam ne kon yeesalaat ko jot na te liggéey bi moom daanaka door na. xanaa dañuy ñaan yàlla suñu borom ak état mu dimbale nu. di remercier état beeg kilifa de réew mi dëkk bi ndax wan nañu solo goo xam ni jox nañ ko liggéey boobu. te bu nu yàlla defalee tawfeex incha allah rabbi danañ ci egg bu baax. incha allah ci kanam di nga ko gën a yaatal ci wolof bi Mokhtar Sarr ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm. jërëjëf soxna si ñu ngi sant bu baax muy noonu ma doon dalal Mokhtar Sarr mu nekkoon ganuk xibaar yi marax yi fii ci Touba Mbacké xam ngeen ne ci suba ba tey yéen a ngi ànd ak ay programme yu télévision Futurs Médias yooyu programme day wéy sëñ Mokhtar Sarr mun nga delluwaat ndax dañuy dalal Sara Cissé ndax 20h moom ngeen fas yéene àndal ma jaajëfalaat encore une fois équipe technique bi ñu àndaloon ci fajar ba léegi ñu ngi def liggéey bu am solo xam ngeen ne tey yemook ASER di ñaar fukki fan ak juróom ci weeru Satumbar atum 2021 ëllëg incha allah ci dibéer ci la ñu fas yéene amal màggal ak Touba. Il est 20h, c'est l'heure de recevoir sur ce plateau Sara Cissé. Bonsoir Sara. Bonsoir Fatih. Alors, vous êtes prête pour la grande édition du soir? Comme d'habitude. Alors, on vous souhaite une très bonne audition. Merci beaucoup. Merci, Fatih. à tout à l'heure. Demain, Inch'Allah. Inch'Allah. La suite, c'est tout de suite pour le journal en français en direct de Touba.